ministre ma ni kon ki nga xam ne que muy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye te jii nag jiitoon na ko foofu si daanu ko présidence jël na nag ay décisions yu fort moom ak ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko alors donc ñu daal di taataan li nga xam ne que moo di conseil des ministres français laata ñu ko daal di yëkki exactement si kàllaama Kocc Barma et si des décisions du Ousmane Sonko ak ki nga xam ne que moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag jël fa ay décisions yu fortes léegi-léegi kon ñu ne foofu si daanu ko présidence xool li nga xam ni itam moom le conseil des ministres bi daal di yëkki ni ki tey jii. Qui marque le début du carême, le président de la République a tenu à adresser ses pensées à la communauté chrétienne, tout en exprimant son attachement à un Sénégal uni dans la paix et la concorde. Cette année, le carême et le ramadan coïncident. Une belle illustration de vivre ensemble qui fait la richesse de notre nation. Relativement à la rencontre gouvernement, patronat, syndicat, le président a salué l'engagement des différents acteurs qui représentent un marqueur important dans la perspective de la signature d'un pacte de stabilité sociale projeté pour le 1er mai 2025, tenant compte de la situation budgétaire et financière du pays. La Journée internationale de la femme est un événement important et c'est l'occasion pour le président de la République de réaffirmer son engagement pour la promotion des droits de la femme, notamment l'accompagnement de leurs initiatives économiques. Ainsi, la prochaine loi sur l'autonomisation économique des femmes représentera un cadre juridique consolidateur de cette ambition. La pêche artisanale est un sous-secteur crucial pour l'économie nationale, notamment en termes de création d'emplois locaux et de génération de devises. Le président de la République demande ainsi au Premier ministre et au ministre en charge des pêches d'organiser des concertations inclusives pour tous les acteurs concernés pour replacer le secteur au centre de l'activité économique. Le Premier ministre est revenu sur la première rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Elle a permis de recenser les préoccupations de partenaires sociaux et au gouvernement de faire le point sur le contexte économique du pays et les accords en cours. Les syndicats ont soulevé des revendications dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation et les collectivités territoriales. Le patronat a insisté sur l'urgence d'apurer la dette intérieure et de renforcer le dialogue public-privé, notamment par la loi sur le contenu local et un projet de loi sur le patriotisme économique. Le gouvernement s'engage à finaliser un pacte national de stabilité sociale d'ici le 1er mai 2025, qui sera l'aboutissement des discussions sociales inclusives au plus tard le 2 avril prochain. En parallèle, le gouvernement accélère les mesures pour réduire le coût de la vie, relancer les chantiers publics, garantir l'équité salariale et régler les arriérés de paiement. Une attention particulière est portée à l'implication du secteur privé dans l'agenda Sénégal 2050 avec des rencontres prévues en avril 2025. Telle est l'économie du conseil de ce jour. Je vous remercie. Alors mbokk yi donc mi ngi noonu exactement foofu si daanu ko présidence moom ki nga xam ne que moo di Moustapha Ndiek Sarré dikk na exactement si ay ponk yu ko gën a fasantiku li nga xam ni itam te ji le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tënk na ko àndi si ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko
mbokk yi benn bokk na si li nga xam ne moo di koor geek ak li nga xam ne moo di tolluwaayu umpaloo leen ki nga xam ne moo di le président du conseil des ministres bi mu daal di génn mi ngi doon sant bu baax a baax a baax a baax a baax waaye itam di daal di ñaax les acteurs concerne daa si war a mën a liggéey ñu daal di gaaw finaliser lu nu mel ñeel ba li nga xam ne moo di jëgu dund bi mu daal di jot ni si ñëpp waaye itam ñu daal di feesal dellu marché bi ak li nga xam ne moo di wàllu approvisionnement bi ki nga xam ne moo di le président tey jii rappelé na ko foofu si ki nga xam ne moo di conseil des ministres ba tey dikk na itam si nu mu gën a yaatoo mbokk yi si benn ko ponk mooy wàllug jigéen ñeeg seen tolluwaay umpaloo leen ñi ngi dem su yàggul dara incha allah bés bi nga xam ne itam moom leen daal di jagleel jigéen ñi ñeel li nga xam ne moo di 8 mars mu nekk bés boo xam ne itam tenir na lool ak ki nga xam ne moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye naki noonu itam mi ngi woote si wàllu benn autonomisation jigéen ñi daal di koy war a mën a am si nu mu gën a yaatoo yam si le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dikk na si wàllu wu nu mel fexe itam ba jigéen ñi ñu leen dégg exactement di leen dégg itam si les pouvoirs waaye itam si les instances de décision ñu daal di war a mën a jël ñi itam ay ndogal comme ni koy góor ñi daal di defee le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi si daal di incité bu baax a baax jigéen ñi pour ñu daal di dem si boobu de logique yamu si aussi dikk na si nu mu gën a yaatoo si li nga xam ne que moo di tollaay réew mi ak wàllu koom gi moom ki nga xam ne moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jàpp ni jamono ji nag ñi ngi nekk si benn ko étape bu am solo fexe ba daal di war a mën a développer waat yenn si ay ponk yoo xam ni itam amaana ni dien daal di war a mën a gën a doole suñu wàllu koom man ni kon nag ki nga xam ne moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi nekk si jamonoy relance tey jii mu daal di xam ne foofu sa diwaanu présidence Ousmane Sonko yi itam yëkkati na fa li nga xam ne moo di ay kaddu le premier ministre dikk na si nu mu gën a yaatoo si réunion tripartite bi nga xam ni itam doon nañ ko daal di amal foofu si diwaanu Grand Théâtre Ousmane Sonko diggante gouvernement bi syndicat yi nga ba si li nga xam ne moo di ay pàcc yu ko gën a fasantu ko waxtaan avec les syndicats pour daal di war a mën a trouver ay solution si jafe-jafe yi nga xam ni itam ñu ngi koy daal di dund foofu si diwaanu ko président Ousmane Sonko daal di jàpp ni satisfaire na exactement si wàllu wunu mel ndax suñuy xool dina war a mën a permettre li nga xam ne moo di syndicat yi daal di wax seenu jafe-jafe waaye itam wax leen daal di metti seenu ko dundin exactement bëgg ne daal di changer li nga xam ne moo di format bi léegi doonatul rek niki li nga xam ne moo di doonatul rek niki le premier maire li ñu daal di joxe li nga xam nekk moo di doléance yi waaye doléance yi dinañ ko daal di joxe si nu mu gën a yaatoo léegi itam Ousmane Sonko nii xam na ni que ni li koy xaar bëri na si wàllug liggéey ak wàllug tolluwaay wi mu daal di jàpp ni itam jamono ji secteur yëpp soobu nañ leen si wàllu wu ñu fexe ba li nga xam nekk moo di Sénégal li fii daal di gën a war a mën a mucc ayib tey jii aussi Ousmane Sonko dikk na si nu mu gën a yaatoo conseil des ministres leneen loo xam ni itam tey la dikk na si mooy wàññi njëgu dund gi maanaam coût de la vie ak njëgu dund gi des fois na nga xam ni itam noonu lay daal di yokko en tout cas ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko na dugg na si benn logique fexe itam ba daal di war a mën a fekk si askan wi seenu ko jafe-jafe seenu ko métit pour loolu am ni itam mi ngi woo Sénégal yëpp daal di bokk àndandoo daal di doon benn say exactement jëmale si wàllu wun mais waaye tamit si woo aussi quoi qu'on puisse dire kilifa diine yi autant que pour moi ñi nga xam ni itam ñoom ñoo daal di chargé wu si wàllu wu mel en tout cas man ni kon tey jii jël nañ ko foofu si wàllu ko présidence fexe ba rek nu ñu gën a war a mën a yaatalee mbir mi en conseil des ministres aussi ay décision jël nañ ko fa le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd seeg Ousmane Sonko waaye itam ak nomination si kanam tuuti incha allah dinañ ko daal di dikk yaatal ko si nu mu gën a yaat donc Régie ñu delluwaat foofu si wàllu ko présidence xool exactement li nga xam ne que moo di le déroulement daal di ñëw si li nga xam ne que moo di tënk li donc ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ku si nekk jël na décision président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag dikk na si nu mu gën a yaatoo si mbiru koor geek ak carême gi xam ne nag tey ji nag la suñu mbokk chrétien yi daal di door mu nekk loo xam ni itam day wane ni Sénégal benn la ku si nekk rek yaa ngi koy defee naka sa diine daal di digalee moroomam moom nag mi ngi sargal bu baax a baax a baax a baax archevêque yi nga xam ni itam ñoo nekk fii si
Ndakaaru ak li ko daal di wër exactement moom ki nga xam ne que moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aussi jàpp na ni koor gi nu mu daal di démarrer baax na ndaxte fu mu toll nii nag ñi ngi fexe ba daal di maîtriser li nga xam ne que moo di njëg li ak li nga xam ne que moo di tolluwaay wi moom ba tey ki nga xam ne que moo di le président aussi dikk na si li nga xam ne que moo di 8 mars ñu koy daal di wàcc dans quelques jours incha allah foofu sa diwaanu li nga xam ne que moo di présidence nag le premier ministre ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye bëgg neen daal di amal benn calendrier bu am solo fexe ba daal di war a mën a li nga xam ne que moo di jàppale askan wi ak aussi jigéen ñi si yenn si ay prise de décision parce que suñuy xool jigéen ñi nag ñooñu ëpp li nga xam ne que moo di lim et que faaw ñu gën leen jox seen wàllu jigéen ñeek ak li nga xam ne que moo di ndaw ñi bokk na sa la nga xam ni itam moo daal di composé nguuru président Bassirou Diomaye Diakhar Faye leneen itam loo xam ni itam tey jël nañ ko foofu mooy wàllu ko pêche beek agriculture beek ak tolluwaay wi man ni kon am na benn satisfaction totale nag alors ñu daal di yegg si daal di jëm si li nga xam ne que moo di Ousmane Sonko moom itam jël na décision si réunion tripartite bi nga xam ne tam doon nañ ko daal di amal jàpp na ni nag revendication yeeg ak li nga xam ne que moo di doléance yi lépp jot na si ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko dikk na si nu mu gën a yaatoo benn ponk aussi mbokk yi mooy li nga xam ne que moo di wàññi ko njëgu dund geeg fii Sénégal ak tolluwaay wi jafe-jafe yi nga xam ni itam askan wi dañuy faral di ko daal di dund loolu lépp nag jël nañ ko en compte alors si kanam tuuti incha allah si waxtaan wi nga xam ni itam fas nañ ko daal di si ak ki nga xam ne que moo di Cheikh Omar Talla du ñàkk dinañ daal di dikk si li nga xam ne que moo di ces nominations yi nga xam ni itam tey jii jël nañ ko en conseil des ministres. mbokk yi loolu moo nekkoon as tënk si li nga xam ne que moo di décision yi ñu daal di ñëw itam leneen si wàllu actualité tolluwaay réew mi si nu mu gën a yaatoo exactement ak ki nga xam ne que moo di Abdou Mbow nag donc malheureusement pour lui une très mauvaise nouvelle l'honorable député Abdou Mbow mi ngi si dëj nag papam waajuram bu góor di ki nga xam ne que moo di El Hadji Malick Sow moo fi daal di bàyyeekoo ni ki àllal ba daal di yemook juróomi fan si mars foofu si waanu ko Thiès la levée du corps nag jàpp nañ ko ni ki ëllëg yemook li nga xam ne que moo di talaata su 11h daal di jotee foofu si waanu grande mosquée bu Diamaguène taf si aussi l'inhumation bi foofu ñu koy amal foofu si waanu cimetière bu Mamara foofu lañ ko fas yéene daal di rendre exactement dernier hommage am ces moments douloureux 5 TV mi ngi koy daal di jaale bu baax a baax moom ki nga xam ne que moo di Abdou Mbow ak njabootam sa la nga xam ni itam dal na ko en tout cas mu daal di wàcc si kawam ñu ngi koy jaale bu baax a baax di ko masaw moom ki nga xam ne que moo di Abdou Mbow jëm si wàllu wunu mel la. alors mbokk yi donc di leen jaajëfal bu baax a baax ànd bi saa su nekk ak li nga xam ne que moo di Sénégal 5 TV li moo nekkoon as tënk si li nga xam ni itam gën a fës si conseil des ministres bi ma leen fàttali si kanam tuuti incha allah di ngeen am plateau spécial ak ki nga xam ne que moo di Cheikh Omar Talla di leen daal di ñëw sans doute si li nga xam ne que moo di ces nouvelles mesures yi nga xam ni itam président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko wala daal di wala mën a impacter njëgu dund bi après mu daal di am wàllu soubassement waaye itam ak allègement jëm si askan wi mu nekk loo xam ni itam ñëpp ñu ko daal di xaare nii ak Cheikh Omar Talla aussi den daal di waxtaane jëm si mbiru li nga xam ne que moo di Farba Ngom ak aussi la sortie de maître Doudou Ndoye génn na nag def li nga xam ne que moo di ay révélation ndax jàpp na ni garantie bi nga xam ni itam Farba Ngom joxe na ko yoon ak wàllu yoonal moo ko daal di permettre à ce que mu daal di koy def donc neen li nga xam ne que moo di doxal li yoon ak wàllu yoonal des daal di si nu mu gën a yaatoo si yaatal geeg ak li nga xam ne que moo di from Fatick yi ñeel li nga xam ne que moo di sa sortie sur ITV si waxtaan bi aussi din daal di waxtaani mbiru ki nga xam ne que moo di Mimi Touré ak Thierno Alassane Sall ma ni kon nag yëf yi jamono yi tàbbi na si loxo yoon ak wàllu yoonal ki nga xam ne que moo di Aminata Touré mooy daal di reprocher à Thierno Alassane Sall que ni dafay daal di utiliser ñenn si waa partem pour daal di dal si kawam exactement Aminata Touré nag jàpp ne loolu du ko bàyyi beneen mu daal di jàllati moral mu daal di li nga xam ne que moo di saisir yoon ak wàllu yoonal moom nag dépose exactement une plainte une citation directe à l'encontre d'un responsable de la République des valeurs pour mu daal di expliquer si cadre yi nga xam ne yëkki na ko que ni moom ki nga xam ne moo di Aminata Touré tibb na si koppar gu nu mel moom itam dina ko daal di expliquer nag wax fii naka la daal di demee Aminata Touré yamu si jàpp na ni nag loolu lépp dafay daal di jógee exactement si ki nga xam ne que moo di Thierno Alassane Sall moom itam ki nga xam ne que moo di Mimi Touré nag
mi ngi daal di tëkku ki nga xam ne que moo di Thierno ne ko bàyyil sa poste député te nga ñëw rejoindre ma si kanamu yan ak wala yoroon daal di lijjanti xool ku jël ak ku jëlul mbokk yi à la dernière minute aussi les républiques des valeurs tontu nañ ki nga xam ne que moo di Aminata Touré ndaxte nee nañ ko le président de la république le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di déclassifier exactement rapport IGE di inspection générale d'État suñ ko déclassifier den xool ku def ak ku deful en tout cas donc. Citation directe bi nag tàbbi na si cadre bu li nga xam ne que moo di république des valeurs bi nga xam ne itam moom la Thierno Alassane Sall daal di jiite ba tey dina daal di waxtaane aussi lu daal di ñeel si mbiru ki nga xam ne que moo di Macky Sall li nga xam ne itam ñeel na sa convocation éventuelle si kanam yoon ak wàllu yoonal depuis un moment donné loolu nag jug na exactement dans l'espace public en ce qui concerne exactement son arrestation wala comme sax sa convocation ginnaaw ba daal di activer exactement la cour de la haute cour de justice mais aussi nga gis nañ ko diggante ak Sénégal ak Maroc ñi gën a taxal seenu diggante jëm si accord boo xam ne itam bàyyi nañ ko fi en 2004 man ni kon Macky Sall est-ce que boobu de accord war na ko daal di war a mën a inquiéter étant donné que nekkul détenu te boobu de accord li ko tax a jóg mooy échange de détenus entre le Sénégal ak li nga xam ne que moo di Maroc loolu aussi des na ko daal di faram-fàcce si nu mu gën a yaatu waaye itam dañ daal di kii itam c'est article 101 de la constitution bi nga xam ni itam jàpp na ni toute action du président est irresponsable à son égard exactement loolu itam te c'est-à-dire que si nu mu gën a yaatoo yan usage de surgeon yi daal di war a mën am pour daal di war a mën a topp si Macky Sall si toutefois ñu am loo xam ni itam des na ko daal di toppee si kanam yoon ak wàllu yoonal suñu ay ponk li ñu fas daal di waxtaanee si kanam tuuti incha allah itam dina daal di bokk si ki nga xam ne que moo di mbiru Abdoulaye Ndiaye nag mu nekk proche bu ki nga xam ne que moo di Farba Ngom vous n'êtes pas sans savoir que ni da nga ko daal di tegoon loxo kaddu yi nga xam ni itam yëkki na ko daal di koy jëmale exactement si ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko Abdoulaye yamu si dikk na si wàllu woowu noonu dem sax bay daal di bàyyi li nga xam ne que moo di ay wax que ni ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko benn buggul waa Fouta ñaareellement bi aussi suñuy xool dakkal na liggéey foofu saanu ko Fouta entre autres yoo xam ni itam moom Abdoulaye Ndiaye il a reconnu devant la justice mais demandé nag li nga xam ne que moo di pardon maanaam jéggalu na mais malheureusement pour lui mujjee nañ ko daal di daan nag lu daal di toll si juróom-benn weer yi nga xam ni itam da koy daal di tëdd yamu si ak 500 000 suñu ak 200 000 suñu ay koppar di ñaar téeméeri junni ki nga xam ne que moo di Abdoulaye Ndiaye dina ko daal di fay. mu nekk porte-parole bu ki nga xam ne moo di Farba loolu itam si kanam tuuti incha allah dañ daal dikk si àtte bi ni mu daal demee woon si kanam yoon ak wàllu yoonal leneen itam loo xam ne te fas yéene ko daal di waxtaanee mooy mbiru ki nga xam ne moo di Khalifa Babacar Sall Khalifa nag mu daal di def exactement sa sortie sur la scène politique mu daal di yëkkati li nga xam ne moo di ay kàddu jëmale ko si ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko en invitant le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko ñu bàyyi justice bi nga xam ni itam dugal nañ seen loxo. waaye itam daal di jàpp ni itam liberté d'expression lu war a am la si réew mi te itam faaw daal di koy amal la Assane Diouf jàpp na ni arrestation bi nga xam ni itam amal nañ ko si noddam dara waralu ko dudul li nga xam ne wàllu politique mi si daal di woon nag li nga xam ne moo di justement autorités yi ak les autorités judiciaires daal si war a mën a bàyyi xel waaye itam ñu daal di yemale Khalifa Sall aussi yemu si relancé waat na plainte foofu saanu ko section de recherche bi nga xam ni itam déposé na ko récemment niki li nga xam ne moo di jamonoy campagne bi jàppale dañoo daal di tàll li nga xam ne moo di siège am wane na ay preuve waaye ba tey ji France daal di xëddeem ki nga xam ne moo di Khalifa Sall mu si daal di interpellé ministre bi nga xam ni itam dénk nañ ko yoon ak wàllu yoonal yemu si itam président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour yoon daal di gaaw amal li nga xam ne moo di boobu de liggéey mbokk yi léegi-léegi incha allah waxtaan bi da ngay daal di door di leen jaajëfal bu baax a baax ànd bi saa su nekk ak suñu programme merci de votre fidélité de votre attention renouvelée justement de suivre les programmes de Sénégal 5 TV n'oubliez pas d'abonner partager liker et parvenir nos live ñi nga xam ne itam ñoo dul jot léegi-léegi incha allah dans le point de l'action